sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Le show de la NBA, c'est parti sur la DTV. L'ère LeBron James aux Los Angeles Lakers a débuté par une défaite chez les Portland Trail Blazers. Lakers-Portland, la revanche à Los Angeles. Il y aura sans doute et forcément de l'électricité dans l'air. Lakers-Portland à suivre en direct sur la DTV ce samedi à partir de 22h. Entre LeBron James et Lillard, c'est du dunk au dunk qui avait fait vibrer la salle des Blazers. Samedi soir à 22h, ça va se savoir entre Los Angeles Lakers et Portland Blazers en direct sur la DTV. La NBA, la magie du basketball sur la magie de la télé. DTV. jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ci tey jii benn fan novembre église catholique bi dellu na fàttaliku ñu sell ñi bokk ci ñoom lu li mel tax na fee ca martyr de l'Ouganda mbooleem talibé chrétien ñu bari ci ñoom ña nga fa woon dañu ci ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dana ci bokk itam lu jëm ci Sénégal Mauritanie xaatimoon ay weer boobaak léegi bataaxalu déggoo jëm ci mbiruk napp gi ba léegi jëfee lañu déggoo woon ñoo des na xambin lu ko waxal ay jëmtukaay yu ñàkk bokk na ca moo tax sax ñu yaakaar li fi atum 2019 lépp dina sotti doon ci bokk tam bàjjenu gox ci biir Sénégal di yuxu wàllu dañuy sàkk mooy seen aw nekkin gën a ñoŋ waaye tamit ak ndàmpaay xëy na ngir ñu gën a mën a taxaw askanu Sénégal wileem lu jëm càllum tàggat yaram ña ngi koy wàcc incha allah samedi lay doon muy saison 2018-2019 jëm ci Ligue 1 professionnel de football dana am jogante bu mag ci nga xam mooy stade Léopold Senghor incha allah ci samedi ji dem Jaraaf ak Petite Côte Mbour Petite Côte kon ñooy laale buñ ci doppee ñu ngi xaarandi beneen jogante gu mag incha allah mu dox diggante jàmbaar mi nga xam moom dafa bëgg a yéegaat delluwaat ci Ligue 1 niskis faram fàcce gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaaru maraax yu jëm ci tey jii benn fan ci novembre sax bu ñu ci agsee mu doon fête bi ñuy wax Toussaint mbooleem jàngu bi ci Sénégal église catholique bi di fàttaliku ñi bokkoon ci ñoom ñu nu xam ak ñu nu xamul jàppee leen ay nit ñu sell ñu daal di leen di fàttaliku daal di leen di màggal lu ni mel moo tax fe nga xam mooy ca martyr de l'Ouganda foofee jàngu bi ci boppam yëkkati nañ fa kaddu jëmee ko ci way ñi nga xam mooy nekkoon ñu sell ci ñoom waaye tam wax fa ay kàddu yam solo nga ñu fàttaliku leen ndaje moomee dañ ci xuus ànd ci ak gëstub Ajaxa Njaay ngir sargal ñi nga xam ni jëloon nañu seen dund bi rafetal ko ci àdduna bi ñoom la chrétien yi di ñaanal ci bésu feet bili fidèle yi bëral seen kàddu ni nit ku nekk wax na jël dundam jox ko yàlla mi nga xam ni moo ko moom. bànneex la bégte na bëri nañu muur la ñu woy tey bëri nañu muur ñu ni nekk fii ñi nga xam ne yàlla daf nu ubbil buntu àjjana ña bëri moor itam mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci wetu baay bi di dund ak moom di bokk ci dundam. aujourd'hui jàpp naa ne dañu gën a fàttali ne sellaay sunu yoon la yoonu mbindeef la yoonu nit ku nekk la ñun ñëpp war nañ bokk ci sellaay bokk ci dundum yàlla. kenn ku nekk nag war na def ay effort ngir rek jote li nga xam ni moo di wàllum sellte loolee di kàddu yi fidèle bi li ñefe nañu essayer nañu def dans la
pour seen mbokk seen am ni jàmm ñu nuy liggéeyal ñu nekk royukaay yi àdduna bu ku leen gis aussi suñu demee noonu waa ji nga xam ni kii dem na tey vraiment royukaay la woon parce que daawoon na di def li nga xam ni moom la Yeesu Kristal santaane. lu mën a nekk la boo ci defee pas-pas bi wax prêtre paroisse bu martyr de Ouganda mu ñu koy xamal. ku nekk laaj si biiram est-ce que man sell naa est-ce que sama dund bi dund bu sell la est-ce que maa ngi si yoon bu baax bi suñu xamee que ñoo ngi juum suñu xam ne suñu yoon bi baaxoon ñu mën a soppale ko mën a convertir pour dugg si yoon bu baax bi. ngir màggal bés bi fidèles yi nag fas yéene nañu dem ci armeel yi ngir rek ñaanal seen way doodu yi. ñëw naa église ba ñaanal leen après damay dem cimetière ziyaare bàmmeel yi ci bàmmeel yi prier foofu ziyaar ñi ma xam yépp samay mbokk et tout. dañuy méngale ñaari fête yi ñaanal ñun ñëpp ñi sell ñi fi nekk ak ñi ñu jiitu waaye suba nag ñu ñaanal en particulier ñi nga xam ne itam ñoo ñu jiitu alors dinañ dem cimetière fàttaliku parce que cimetière yoon la et que ñun ñëpp dinañ fa jaar. feetu nit ñu sell ñi ñu koy célébrer ci paroisse martyr de l'Ouganda ay ñaan ak ay wayu choral gannaaw bi mag ñi demee xale yi nag daal di jël place ci paroisse bi ngir rek màggal ñu sell ñi nga xam ni ñu ngi dund fi mu ne nii bu ñu sukkandikoo ci Père Joseph ci wetu yàlla. jaajëf Adja Ndiaye xibaar yi wéy xam nga ni tey jii férié la benn fan ci novembre barki démb tamit di woon altine yemoon ak férié lépp soxaloon màggal Touba yeneen i férié bari lool ci Sénégal mu ni mel moo tax rédaction bu di TV càmbar mbir mi booy xool dafa mel ni dëgg Sénégal dafa bari loolu ay jour férié nit ñi duñ ko liggéey ndax li ñu mel mënta am impact maanaam feeñ ci koom-koomu askanu Sénégal ak liggéeyin bi donte xëy na ñuy wooye secteur privé wala sax informel bi ñoom duñ sax dund wàllum feet googu ay kàngam seen kàddu jib na ci wàll wi ñu bari jàpp ne jot na ñu xool pexe ci mbir mi bokk na sax député Abdoulaye Ndiaye ba woon dafa jàpp ni kon dañoo war a xool pexe bu dee fête musulman férié boobee na chrétiens yi liggéey bu dee fête chrétien na musulman yi liggéey ngir xëy na soppi doxalin reportage Mouhamadou Diallo. dem ak dikk bi di jaar yoon amul benn gàllankoor ci VDN bu Ndakaaru mu làmboog lool ay melokaanu bés bu ñu liggéeyut de jour férié waaye safaanu melokaan boobu moom leen fekk ca marché Castor fii nii jënd ak jaay beeg jokkalante yi amul benn yéex-yéex buñ si nemmeeku. ñun moom xam naa loolu dara bagage yi moo ko laaj rek parce que marché la boo xamante ne ni suur tabaski sax boo fu ñëwee ci marché Castor franchement ñu dañuy liggéey. boo liggéeyul doo lekk borom njaboot nga. te jamono ji neexul dëkk bi dafa wow dafa dëgër kenn ku nekk da ngay jóg bay sawaar rek. teet yi bari na mbumbaay bi bari na puukare bi bari na. bésu férié bu dul jaawar lekk bésu dallu pour ay soxna yu bari yu nekk ci biir kër yi ñoom dañ ciy profité bu baax ngir doxantu sa jaba jënd luñ fa soxla rawatina fii ci marché Castor jaaykat yi ñoom muy luy am solo lool pour seeni liggéey. non ñun dañuy jaay jour fête. non jour fête la ñuy gën a jaay sax parce que nit ñi si la ñuy am jot ñëw marché dugg si daal borom xaalis ñun jour fête moom kiiwuñu daal yàqaluñ dara. si boobule waxtu ay fonctionnaires yu bëri ak ñuy liggéey si jàmbur yi ñoom seen liggéey dañ koy tegani si suuf si bés bi muy loo xam ne dina am ay jeexital si koomu réew mi. mais loolu fi ne Sénégal mais loolu doxalul réew mënul dem parce que loolu dafay dawloo investisseurs yi. tey investisseur boo toogal bu la nëbul da leen les Sénégalais gens ne travaillent pas da ngay xool benn dossier rek boo xam ne signature la laaj moins de 2 heures de temps dañ la ko jëlal 2 jours wala une journée. waaye nag jafe-jafe yi warta tax benn yoon ñu fàtte na am na ay pexe yu nu mën a laal. xam nga tey fête Toussaint la chrétiens yi ko moom képp kuy chrétien fii ci Sénégal ñu may la nga reposé wu pour nga fête ko. dem ci cimetière yi ñaanal aw dayu et cetera ñi musulman yi dem liggéey tam xarit su jotee
la même chose noonu chrétien yi dem liggéey. pexe yi nii yëpp jubluwaay moom mooy gën a xiirtalaat liggéeykat yi ak kilifa yi dogal ñu xoolaat nan la ñuy gën a ñoŋalee ak wàññi jours fériés yi muy loo xam ne dina tax ñuy gën a yéwénal waxtu ci Sénégal ngir koom bi jëm kanam. jaajëf Mouhamadou Diallo ñu jàll ci leneen lu soxal coowal pétrole ak gaz ci biir réew mi benn toq ak gaz génnagul ci réew mi waaye coow laa ngi ni cobboy lu ni mel tax na njiitum réewum Sénégal président Macky Sall jàpp ni dakkal coow li jot na dakkal coow li mooy becci li nga xam mooy contrat yi Sénégal signé ba bu ko defee ñi mu jàpp ni ñooy wax ci mbirum pétrole ak gaz jàpp ni nguur dexul ca yoon ñu jeexal wax ji ndax bu rapport yi génnee ak signature yi contrat ñu xam ni lii moo ca am président Macky Sall mu ci nee na am na loi bu ñuy waaj a jébbal pencum ndaw réew mi ngir mu gën a tënk anam gi di mbellee sunu gànjar rawatina pétrole ak gaz ci biir Sénégal gi lépp rek ngir fexe jeexal coow li ci am ndaje la koy yëkkate moo xam te ne bii ITIE ñoo ko amaloon ci teewaayu soxna Aïda Mbène Niass. seul bénéficiaire effectif ci diwaanu Afrique ak boole lépp loo xamante ni potentiel ci secteur extractif moo doonoon thème bu ñu doon waxtaanee fii ci Sénégal di yoon bu njëkk ci conférence bu ITIE mi nga xamante ni li ko soxal di indi lii di transparence ci li nga xamante ni moom mooy propriété réelle fii ci diwaanu Afrique lu ni mel ñu ko doon waxtaanee ci njiitaayu président Macky Sall. En 2012. J'ai placé en 2012 ci la fexe ba sama gouvernement daal di yëngatu def priorité lii di transparence jëm ci ressources naturelles yi yemuma ci it fexe na ba ngir ñu gën a néewal doole fuite yi jëm ci wàllu recettes yi ñu daal di ci gën a taxaw loolee tax sax ba ñu daal di adopté ab loi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2012 jëm ci jëmmal lii di code de transparence ci wàllu yore ni jëm ci finance publique. Dans la gestion des finances publiques. lu dem ci wàllu exploitation pétrole bi fii ci Sénégal njiitu réew mi àdduna ci di oote ci ñuy amal débat yoo xamante ni dafa tegu ci yoon ndaxte bépp information buñ fa génnee dara teguwu ci dëgg. Il faut un débat muy waxtaan boo xamante ni dafay tegu ci dëgg lalu ci xam-xam ci réew moo xamante ni daanaka may nañu ku nekk nga am xalaat di ko wax amit presse boo xamante ni dafa moom boppam waaye di génnee ab téere boo xamante ni jàllale ko ci réseaux sociaux yi naan gouvernement bu Sénégal ñàkkaloo na réew mi lu toll ak téeméeri milliards ci ay dollars jëm ci ab opération ci jamono joo xamante ni ci wàllu yi ñu ngi ci toll ci phase exploration bi rek mooy fàttali ni phase boobu daanaka amul ay taxes ñu téye réew mi di ko ŋawtee ci ay wax yoo xamante ni daanaka teguwul ci dara ba pare di wax naan réew mi dañu ko jaay ay internationaux. Pour prétendre qu'on a vendu le pays à des compagnies etc. ngir defaraat législation exploitation gaz bi ak am partenariat yoo xam ni réew mi da ciy jëriñu njiitu réew mi xam le ni na dina jébbal assemblée nationale ñett projet de loi ci weeru décembre bi ñu dëgmal. Il s'agira donc du projet de loi portant nouveau code pétrolier. ab projet de loi la boo xam ne dafay jëm ci ab code pétrolier bu yees waaye dina doon projet yoo xam ne dafa jëm ci anam yi ñuy séddale la ñu nar a jotee ci exploitation pétrole beeg gaz bi waaye ñetteelu projet bi dina jëm ci anam yu ñuy xaatime lii di contenu local yi jëm ci exploitation lii di pétrole beeg gaz bi fii ci Sénégal. Des citoyens au processus décisionnel. ITIE gis-gisam di lépp lu jëm ci ressource naturelle u dëkk ñi ko moom mooy citoyen ya ko dëkkee ba tax na nag tëral na ci ay normes yoo xamante ni dafa jëm ci fësal ak leeraange yu mat sëkk lu jëm ci yorinu ressources pétrolières yi gazières yi ak minières yi. jaajëf Aïda Mbène Niass xibaar yu wéy ci beneen mbir ndax xam sénégalais yi ñu ngi épargner maanaam ñu ngi comp aslëf ci seenum koom jëfandikoo lenn li rënk lenn li moo xam yóbbu ko ci ay banque mën ko faa denc ñu bari ci ñoom jombul ñu tontu déedéet ndax xëy na wóoluwunu banque yi ndax coow li bari na ci lool ñu bari ci ay commerçant gis ni banque yi seen taux dafa maanaam bu na lebalee xaalis lañ cay teg dafa cher lool dafa bari ñu koy wax taux d'intérêt lii tax ñu bari ci ñoom nanguwunoo yóbbu seen alal sax ci banque yi ndax ñàkk leen wóolu démb dafa doonoon bëccëg bi nu jagleel épargne ci àdduna bi Sénégal jëmbul màggal na ko reportage Penda Badji.
ngir gën a mën a yee askan bi ci jafe-jafe ñuy jànkonteel jëm ci wàllub épargne wala bokk denc seen koppar li la nekk moo soxal bi lépp journée mondiale commerçant yi yeewoo ci Sénégal nag di joxe seen gis-gis ci banque yi lee damay taamu banque yi di fa dugal parce que ñoom tamit ñoom ñooy gën a mën a sécurité sunu xaalis sa xaalis di ko gas di ko suul wala ne te alors que boo leen ko joxee ñoom mën nañ di ko lebalaat ñeneen xam nga yow au moins di nga ci am yàlla quoi. su fekkee am compte bancaire ab mbir bu wóor la ngir denc say koppar bi lépp ndaw commerçant nag di xamle ni ñoom donte ni am nañ compte bancaire bi la saay du lu leen gënal. dem aw ma habitude dem di leb banque quoi en fait. ubbi naa banque mais du ma sama xaalis bi ëpp dama koy écoulé quoi si magasin bi mais lu may versé bëriwul quoi. parce que gisuma sama bopp quoi gisuma sama bopp à 100%. bi lépp ndawu jaaykat nag moom di dellu si bu baax si jafe-jafe ñu nemmeeku ci lépp compte bancaire la saa yi mu ci yokk itamit jafe-jafe ñu nemmeeku yenn remboursement yu metti yi ñuy teg si ñi nga xamante ni rek am nañu seen compte bancaire. banque moom wax dëgg yàlla utiliser gu ma ko soxla naa ay kayitam nag pour l'instant nii nag mais daal sama xel mu ci vice versa parce que tey su fekkee tey da nga dugal sa xaalis banque nga am cas urgent. soo demee dañ naan tey moom mooy loolu jour dat nangam lañ lay jox parce que moom wóor na ci pour sécurité waaw mais remboursé yi ngay daggati moom daanaka nga denc ko sa bopp daal moo yem waaw daanaka nga denc ko sa bopp moo yem waaw parce que tey soo ko dencee sa bopp it yàlla mun na ci def xewal tey nga bàyyi ko banque it ba tey yàlla mun na dogal parce que banque sa gaa yi nga koy daaj. ñaax askan bi ci àdduna wërngal képp ngir ñu mun a denc seen koppar ci fu wóor rawatina ci lépp banque yi nag moo soxal bi lépp journée mondiale fii ci Sénégal nag commerçant yi taxaw temb di yuuxu wàllu ba noppi di ñaax ñi yore seen banque ngir ñu xoolaat bu baax seen doxalin. jaajëf soxna Penda xibaar yi wéy dugg ci wàllum napp gi ginnaaw banque yeeg koppar yi nappkat yi ñoom du ñàkk ñu ngi dañ seen alal ndax gis nañ ni napp gi nañu mi ngi dox bu baax ñu ko wax mooy association ouest africaine bi nga xam te ni bi wattandiku ak saytu lépp luy pêche artisanale ñoo ko tax a jóg ñoom ndaje mi woote woon ci Sénégal fii ci Ndakaaru nee ñu mbir mi dox na bu baax mbir mi dafa lëkkale juróom-ñaari réew Sénégal bokk na cam lan tegoon ci ay jëmtukaay mooy jul bi nga xam muy résultat bam solo bi ndax gis nañu daal fi ñu toll ni tembe lan doon teg ci ay pexe dox na bu baax waaye nag ñàkk ni ay jéego daañu ko tegaat ba bu ko defee fa nii na may yegg ëllëg ñu gën caa mën a yegg ndaje mañ ci woote woon yaatu woon lool Codé Ndiaye ma nga ci woon reportage. fexe ba yokk doole ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yëngu ci wàllu pêche artisanale maanaam napp gi nga xamante ne nii dafa dugg doome loole moom mooy sabab projet bi nga xamante ne nii am na ñetti at ADEPA di association bi ëmb ñi yëngu ci wàllu pêche artisanale ci Afrique de l'Ouest ñoom ñoo ko amal. projet boobu tàmbali woon ci atum 2015 daal di nag jeex ci atum 2018 njiitu ADEPA di rafetlu résultat yi nga xamante ne nii projet boobee am na ko ci diirug ñetti at. Les capacités de pouvoir bien faire leur travail au plan technique. jox nañ leen ay bagages yoo xamante ni dina tax ñu def seen liggéey ni mu waree ci wàllum technique ngir tamit ñu mën a am loo xamante ni dinañ ci sukkandiku ngir mën a yor seen i njaboot fexe nañu tamit nu ñu taxawee ngir renforcer seen xarañteef ci wàllum politique ndax ñuy mën di wax di mën a participer ci fi ñuy jëlee ndogal yoo xamante ni day soxal wàllum pêche artisanale bi ndax kat du yoon ñuy jël ay ndogal yoo xamante ni ñoom ñee la soxal ci bureau yi en seen teewaay. Qui sont sur le terrain et l'ADEPA intervient à la base auprès des organisations professionnelles sur le terrain. Pêche artisanale lu am solo la loolee ki ko xamle moom mooy directeur pêche maritime moom nag muy xam ne ni ministère bi yor wàllu napp gi ci Sénégal teg na ay kuréel ngir nag ñu mën a saytu bu baax boobu lay xeetu napp. tey ñu ngi seet que acteur de la pêche ñoom ñu ngi waree am pas-pas. ñu ngi waree am taxawaay pour dimbalante mais pour jokkoo ak état bi ci wàllu xee boobu bu ñu wax pêche illicite INN illégale non réglementée non déclarée mais pour def ko peut-être il faut ñu boole leen pour ñoom ñu nekk ci kuréel loolu ñu ngi ko samp ci littoral maritime et ñu ngi ko tudd conseil locaux de pêche artisanale. mu des nag ci boobule association ñu daal di xalaat ci naka la ñuy def ngir nag gën a yokk participation kuréel yi yëngu ci wàllu pêche
artisanale ngir nag ñu gën a mën a saytu boobu la xeetu napp ci Afrique sowu jant. Codé Ndiaye bu fekkente ni napp gi ci gaalu looce yi mi ngi dox bu baax ndax ñoom ñi napp ñu ngi koy yëg ndax gis na ni géeju Sénégal ñaare dafay ñàkk jën lool ay yaawee rek mu fi des ba tax nappkat yi xuus wutali Mauritanie ñu leen fay fëgg ay bal yenn saa yi sax ndax garde-côte mauritanien du leen ca bàyyi ba tax ay nappkat Sénégal yi ñàkk seen bakkan lu di mel tax Sénégal ak Mauritanie xaatim bataaxal yi déggoo ay accord de pêche waaye ba léegi jëfandikoo amugul accord yi tàmbaleegu dox lu tax doxul Mamadou Goudiaby ma ngay faram fàcce la mu dégg suñu reporter. Il faut ñu am infrastructure jumtukaay ci Ndar seen jumtukaay yooyu pour yombal liggéey bi mooy débarquement jën yi ki Saint-Louis. jumtukaay yooyu mooy tey pour am transparence bi comme ñu ngi ko waxoon sànq su amee gaal Sénégal bu dem pour napp ki Mauritanie gaal boobu su ñibbisee ki Sénégal il faudrait mu am jumtukaay autrement dit bu lu permettre wàkk gaal bi jën bi bu mu napp bu mu teer nii il faut mu débarquer ko fii parce que fii jën bi bu waree jóge Mauritanie ñu débarquer ko fii donc jumtukaay boobu c'est pour bañ jakase jën yi bu jógee ki gaal yi ñu nappee ki Sénégal ak jën yi ñu gaal yi nappee ki Mauritanie mun naa gaaw mun naa nekk décembre mais mun naa peut-être yee tuuti mun naa bañ nekk 2018 mais début année 2019. Mamadou Goudiaby làkk na fi wala fu joolaa dëgg xibaar yi wëy ak marché beeg jën yi jàppaleen ni bu fekkente ni tamit napp gaa ngi dox borom kër yi moom seeni poos fekkewu ko ndax fi ni pour nga am ceebu jën bu tooy xëpp ci biir Sénégal gi faaw nga génne xaalis bu sakkan ndax jën moo tàmbalee cher lool lu di mel ñay dem ca marché ba duñu ko weddi ñoom jeeg ji Adjara Ndiaye seeti woon na leen reportage. fii ci marché Grand Médine jën yi nag xaw na am fii ci table yi jaaykat yi artuka ni clients yi ñëwatuñu leen daan ñëwi ndax jëg li dafa xaw a cher. dañuy ñëw mais dañuy naxanteeg ñoom ndax jën yi dafa cher te xam nga bu njëkk ba prix bi ñu daan jëndee ak léegi dafa yokk te clients yi léegi bu ñu ñëwee prix bi ñu daan jëndee rek moom la ñuy bëgg a jëndee te ñun tam bu ñu demee fi ñuy jëndee prix bi bu yokkoo foofu bu ñu ñëwee fi ñun tam il faut ñu yokk prix bi. manqué na manqué wul parce que ñu ngi koy am mais nu amee woon bu njëkk ak léegi du benn. bu njëkk loo amaan am jën léegi loolu amatut loolu mooy manqué bi quoi lu doon jar 1000 francs léegi 2000 nga koy jëndee. ci noonu yii li jëndkat artuka ni jafewul dara ngir am jën yi. gis naa li ma bëgg waxaale naa jënd naa ko maa ngi dem fay ñu may waasal. par rapport ak bourse bi ma yore rek laa jëndee waaw lu ma yóbbu sama kër ak sama njaboot. de temps en temps di nga ñëw mu gën a yomb mais dina. toll benn période boo xam ne jën ça va être un peu difficile pour nga gis ko soo ñëwee nag selon li nga fiy fekk rek noonu lañ koy yokkee ñoom parce que niñ koy amee la. c'est abordable par rapport ak marché yi quoi fii moom boo fi ñëwee Sadio Fadio quoi même boo yoree 1000 francs dañ ciy bokk ah marché jën bi moom c'est super. fan yi ñu weesu ñenn ci jigéen ñi nag doon ñaxtu jën bu manqué bi mu doon nag ab situation boo xamante ni ñii di jaay fii ci marché Grand Médine artu nañ ci même bu fekkee ne client yi jàpp nañ ni njëg li jaar na yoon. jaajëf Adjara Ndiaye mu nekkoon ca marché Grand Médine doon xool jën yeeg fu mu toll ñu gis ne xaw naa Cheikh lool xibaar yi wéy ci beneen mbir moo ne gis nañ ne am na ñeneen ñu nekk ay jàmbaax ci biir Sénégal ñu woowe ay bajanu gox yi ñooy dimbali jeeg ju ndaw ji di leen xelal ak di leen dimbali bu nu wannee lor ba sax ñuy am doom ak seen doom lépp ñu leen di mën di jàppale ñoom nag bajanu gox yi ne ñu dañoo sonn dañoo amul benn ndimbal tax ñuy sàkk ci nguur gi mu jox leen ay ndimbal waaye tam ñuy amul ndàmpaay goo xam day tax ba ñuy gën a mën dimbali askan wi ndaje man ci woote woon yaatu woon loolu lañ ci ànd ak reportage Ndeye Fatim Lo. su événement bu mag amee jëm ci wàllum wérgu yaram bàjjenu gox yi dañ fay fees dell ngir ñu mën a wane ni que dañoo bokk ba jeex ci secteur bi li ñun ñooy feesal saal yi ñooy taaral saal yi ñooy solu ba jekk sol lu weex tàll
mu neex a gis. boo seetee bàjjani affaire santé la ñuy dox dañ ko doxal su biir suñu gox kon santé fu ñu ko wootee war nañu mën a wuyu si. bu santé wootee ñun dañuy foog ñu woo ñu te dañuy ñëw te santé lépp loo xam ne santé ko tax a jóg bàjjani ñoo cay ndejoor ñoo cay càmmoñ foog ñu impliqué ñu ci biir. seen liggéey moo di di ñaax askan wi ci yenn feebar yi wala épidémie ay at yu bëri ñoo ngi nii di ko def mu mel ni si résultat yi baax na. bu dee mbirum paludisme ku ne xam na ne Sénégal paludisme dellu na ginnaaw wàññeeku na lu ko wàññi ñun ci la ñu bokk ndax ñun ñoo yeete cas sociaux nag mënuma ko fii lim ndax ci rek la ñuy xëy ci la ñuy gont farlu nañ ci bëgg nañ ko te ñu ko tey amul heure amul noppul. bu ñu paree tey jii dañuy demaat restituer duggaat ci gox bi waxtaan ak xale yi waxtaan ak mag ñi wax leen nan lañu war a defee. suñu liggéey dafa dépasse sax rôle lu bàjjenu ko da ngay dem ba gis koo xam ne dafay nekk ci biir néegu sëyam di jëkkër ak jabar am ay problème bi ndaw si am ay problème yi muy jànkonteel day ñëw di la seet si. yenn saay bàjjenu gox yi faaw ñu génnee xaalis bu takku ngir mën a jàppale askan wi loole tax sax tey ji ñu ñaan ab nampaay ndaxte amuñu koom bu doy yi. amuñu salaire motivation na xëy na sax du woon jar ñu koy laaj ñoom ñoo yaa war a gis rek ñii lañuy liggéey ak lan la leen jaral mu nekk genre ndàmpaay rek boo xam ne boo leen ko joxe dana leen sawarloo. dañoo jël engagement di liggéeyal suñu réew. mais d'une part aussi tam d'autre part aussi tam war nañu ñu motiver pour ñu gën a sawar. ñoo ko engagé woon ne bénévolement lañ koy liggéey ay bénévolat lañu waaye ba tey motivation bi ñu ngi koy ñaan ndax ay kilifa lañu ay borom kër lañu te ay kilifa lañu tam ci biir quartier bi nag quartier bi lu yëngu ñu ne bàjjen. ñu taxawal ko ci atum 2008 bàjjenu gox yi ñoom ñëpp wala ñu si bëri ci bénévolat bi lañ nekk tey jii ñoo ngi ñaan condition wu liggéey yu gën a baax ab nampaay ngir jàppale leen ba ñu gën a mën a jàppale askan wi. ñu dugg ci wàllum tàggat yaram ñu ngi waajal ubbi li nga xam mooy rek pàccub saison football 2018-2019 muy Ligue 1 professionnel lu ni mel tax na ñu ngi koy xaar incha allah samedi bi ci stade Léopold Senghor ñi nga xam ñooy waa Jaraaf daañu fa dalal Mbour Petite Côte bu 16h jotee lay doon waaye ñu gis ni Ligue 1 bi kat dafa yëkkati tey ay innovation doxin gu yees ci mbir mi mbirum koppar bokk na ca ni dimbali club yi nga xam dañoo am ay gàllankoor ci wàllum xaalis ñu gën a xuus am ca lu leer ànd ci ak Sambou Biagui. lu yees war nañ ko teewlu ren jile ci football professionnel bu Sénégal rawatina saafara jafe-jafe ya nga xamante ne ràññee nañ ko mu jëm ci wàllu kon lii nga xamante ne moom mooy koppar te jamono ji club yi di koy jànkonteel bu baax a baax. jongante yi nga xam ne dinañ ko organiser ci xale yi tout tànk yi ñi nga xam ne yées nañu fukki at ak juróom-ñaar loolu dafa am solo trop. même bu fekkee ne andi na tuuti coow mais damay jàpp ne rek lépp loo xam ne mi ngi jëm ci jongante xale yi ngëneel la ci football yu Sénégal lëg ak si biir loolu dina dem ci ñi nga xam ne seen i at yées na fukki at ak juróom-ñeent pour que football yu Sénégal mën a li nga xam ne mooy tàngat xale yi ñu mën cee farlu pour que ëllëg ak si biir parce que loo jàngul mën na ko tari donc bu ñu jàngee xëy na ëllëg ak si biir nañ mën a tari pour que football yu Sénégal mën a jëm kanam. loolu nag ngir rek mën a taxawal li nga xamante ne moom mooy programme bu am solo boobule bii nga xamante ne dafay tax kon club sénégalais yi génn ci jafe-jafe waa ligue sénégalaise de football professionnel dinañ taxawal tamit ab symposium di jotaay goo xamante ne dinañ addu ci fukki at yi nga xamante ne ligue professionnelle def na ko. li ci ëpp solo mooy li nga xam ne mooy xayma bi nga xam ne bëgg nañ koo xayma ci fukki atu professionnalisme yi nga xam ne def nañu ko woote. suñu am di jàmm yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk football bi pour que ñu mën a toog saytu li nga xam ne moom lañ fi jot a def ci fukki at yooyu di ci baax ñu seet ko teg ko de côté li nga xam ne nag moo ci sooxe ñu seet naka lañ koy saafara pour footballum Sénégal mën a jëm kanam. waaye laata loolu jàppale ne kon li nga xamante ne moom mooy championnat bu Ligue 1 dina tàmbale ci samedi ji ca stade Léopold Sédar Senghor ak jongante gi war a dox diggante champion en titre bu Jaraaf de Dakar ak kii di Mbour Petite Côte yeneen jongante yi nag ñu ngi koy xarandi niki nag dimanche ak match bu am solo bu war a dox diggante US Gorée ak Casa Sport.
boobee fekk na ñii di waa jàmbaar ba ca Saly ñoom jóg ak ay pexe bëgg a yokk njàmbaar ba génn Ligue 1 delluwaat ci Ligue 1 ba ñu nekkoon génn kon Ligue 2 delluwaat ci Ligue 1 ba ñu nekkoon ndax gis nañ ni dañoo wàcc lu ni mel lu ko indi mooy ay gàllankoor kon faaw ñu dolli doole wuti ko itam donte am na joueurs yu bari yoo xam te ne bi dañoo wutali yeneen club génn ci club jàmbaar boobu ka ko wax moo di coach ba Boubacar Gadiaga wiyoo dénk na kàddu suñu reporter. am nañu ñu koy waxee ci rythme bi li des rek mooy deuxième division xaw na wute première division parce que deuxième division moo ëpp impact moo ëpp jaay doole moo ëpp dal ci kaw donc yooyu dañ koy waajal bañ ci am yu bari parce que suñu dafay nekk loo xamante du gën ci ñun mais nag boo seetee tey bi ñuy commencé tàmbali ba léegi entraînement yi def nañu juróom-ñaari match ak équipe première division li xale yi wane li xale yi def vraiment dal na xel. waaye nag comme ni ñu wax rek jàmm pexem yàlla dogalam match amical wute nag match championnat mais bu ñu fekkente ne daal li ñuy def ci diggante bi match amicaux yi ak li ñuy entraîné vraiment am nañu yaakaar ne xale yi mën nañ ci génn bu baax a baax mais nag xam nañu du yomb tamit parce que football Sénégal moo metti et que jàmbaar tam fu mu ne nañ koy xaar te ba noppi tam ay xaay lañu donc voilà suñu xel ñu ngi si defaru bu baax pour jéem a yéeg mais yëg bi loolu nekkul loo xam ne mooy sunu mbébét boo xamante ne dafa fës li sunu mbébét bu fës mooy daal xale yi progressé xale yi gën a nekk fi ñu war a nekk ba déwén ñu am équipe boo xamante ne ñu joué presque ay U19 lañ ñoo ci nekk rek ba mu jeex ba noppi am expérience su 3 ans en première division si élite bi donc dafay nekk loo xamante ne boo ko seetee at yu weesu yëpp am nañu ay joueurs yu baax yu bari yu dem mais ak ñi nga xamante ne tey ay xale ya fi nekk joueurs yu baax yi bariwuñu mais vraiment at bi ñu am si âge bi fa ñu nekkee ñu leen mën donc am nañu yaakaar ne kon mbokk bu ñu yàlla dimbaleen mën nañu am lépp suñu jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon doole yokku leen. mu doon kàddu ko Boubacar Gadiaga coach bu jàmbaar kon gërëm leen ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV li mu la flash ci xibaaru marax yi dina mar xabaar ni skis bu 20h jotee ci français lay doon Ajaratu Ndeye Aram Touré moo koy faram fàcc balay boobu ñaar leen bokk fanaan jàmm ak suñuy programme illa li xam. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Macky Sall, et de la première dame de la République, Madame Marème Faye Sall, l'agence de communication Adcom organise le premier salon Made in Sénégal, le Samasen 2018, un événement pour la promotion des produits 100% sénégalais. Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez valoriser vos activités, vos produits et services, faire des rencontres d'affaires et échanger avec de potentiels partenaires, ce salon est le vôtre. Rendez-vous au Monument de la Renaissance africaine, les 2, 3 et 4 novembre 2018 à partir de 8h.